asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu dellu siwaat ak yéen ci seen émission bernde ak Soxna Bilo tey nag dañuy dem ba Asie daal di leen indi li ñuy wax neem maanaam egg roll léegi nag liñ siy def moom bii moom dama koy def rek à ma façon donc du nekk bu original dinaa si am quelques changements yoo xam ne dinaa ko si def pour juste mun ko adapter selon man sama dietary needs maanaam li nga xam ni moo ma gënal ak li nga xam ne moo gënal sama njaboot aussi donc ku nekk rek yow yaay xool noo koy defee lii nag moo siy dem. donc dinañ soxla ground meat muy viande hachée ku nekk bi nga am su la neexee bu fekkee bu ginaar nga am nga def bu ginaar dinañ soxla aussi mushroom muy champignon bu wow bi dinañ soxla aussi soble dinañ soxla crevette. dinañ soxla persil chinois muy cilantro dinañ soxla green onions muy maanaam oignon vert dinañ soxla carotte râpée dinañ soxla nana menthe dinañ soxla aussi vermicelle bu chinois bi dinañu soxla aussi ñokmaan ak sesame seed oil ak aussi laaj ak xorom poobar ak ay saf-safal kon nag ñu ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. voilà donc li ma leen doon wax sànq moo si nekk li ma leen ne man dama koy def à ma façon chaque fois dama leen di wax si togg que ni base bi buñ la ko joxee c'est pas conventionnel nga ne ok nii rek la war a demee déedéet ku nekk yow yaay xool nga adapté ko selon yow ni nga ko bëggee ak ni mu la jubloo daal. donc man li may def mooy damay jël yàpp bi normalement dañ lay wax ndawal li nga jël ko ni mu nekkee cru noonu nga daal di koy mélanger ak yiy dem ci neem bi yépp mais man li may def mooy damay bëgg sauter ko fii rapidement comme ça bu boobaa bu ñuy saaf neem bi du yàgg ci biir diwlin bi tuuti rek nga koy def mu daal di crispy rek nga génnee ko donc du yàgg alors que su fekkee da nga ko def raw like ñorul noonu ngay def da nga koy saaf ndànk-ndànk dina xaw a yàgg ci diw bi parce que il faut nga def ko saaf boo xamante ni dafay dem lentement pour li nekk ci biir filling bi mun a ñor looloo tax ñun ñuy jël étape bi nga xam ni yëf bi du yàgg ci kii bi ci boppam ci diw bi donc mi ngi noonu loolu moo taxoon ñu def ko bu ngeen xoolee cin bi si poêle bi defuma si diw ni rien du tout parce que soxlawuñu ko neem boo koy togg buggoo muy am liquide si biir te boo si defee diw dafay am liquide viande hachée bi dafa am diw naturellement donc moo tax léegi dañ koy essayer tojete fii ba nga xam ne duñu am ay chunk déedéet gis nga booy xool defaguma ci dara dama koy bàyyi noonu man li ma bëgg rek mooy mu sauté buñ demee ba nga xam ni yëpp doore na après nag ci lañ ciy commencer def suñu assaisonnement parce que à ce niveau dañ koy daal di fay comme ça commencer mélanger yeneen reste ingrédients yi gis nga feu bi medium laa ko def juste pour bañ mu njëkk ma avant may mun a tojete yi nii yëpp léegi suñ demee ba ci biir nag après bu commencé def ay ndox ma yokk ko tuuti su fekkee ni dem nga xam gis nga ni affaire bi parce que duñ ko kii ba mu overcook ko daal bëgguñu ko togg ba ñoraay bi ëpp parce que bu boobaa ndawal li day daal di taf day dëgër léegi li ñuy def mooy su fekkee ni gis nga ni yow li nga yore par exemple quantité liquide bu muy génnee bi dafa bari yow bu dooree rek da nga koy daal di xent après def ko ci sa tame donc bàyyi ko mu siit tuuti peut-être xaw ma ndax dinañ ko def ñun ou pas je sais pas mais dañu continuer ba ci kanam tuuti bu ko laajee ñu daal di koy def comme ça ngeen am une idée nuñ koy defee. voilà gis ngeen xam ngeen viande hachée moom dafa gaaw a ñor gis nga lépp doore na fi mu nekk nii dama nekk rek di tojete yenn yi nga xam ni dafay nekk ay dumbul nii daal léegi li ñuy def mooy gis nga am nañu tuuti liquide bon on va essayer jéem a yokk tuuti gaz bi xool jox ko 5 minutes su fekkee 5 minutes su fekkee ni ci 5 minutes yooyu ndox bi demul dañ koy obligé segg parce que li ma leen wax sànq moo ci nekk bëgguñu ko overcook léegi nañ def noonu bàyyi ko bu dem mais j'ai comme l'impression que ni dana dem incha allah
voilà léegi mun naa jël commencer def sama assaisonnement parce que maa ngi gis ndox baa ngi jéem a dem donc dañ def suñu assaisonnement comme ça mu duggaale ci biir après leneen li ci des tuuti rek moitié la ñuy def li ci des li après dinañ ko assaisonner suñuy mélanger yeneen reste ingrédients yépp sama laaj ak poobar la bu ñu mélanger ak xorom donc dinaa def tuuti ñokmaan fii parce que dinañ ci def encore ci biir togg bi mais dafay tax rek mu dugg ci biir togg gi donc ma jël sama ail en poudre oignon en poudre ak kaani ku mu neex bu fekkee bëggoo kaani nga omettre ko daal di jël tuuti sel def ci parce que bu leen fàtte ñokmaan bi dafa saf xorom donc tuuti sel rek la ñuy def après bu ñu xoolee bu ñu demee ba ñam ba xool nu mu mel bu ñuy dolli gis ngeen ndox baa ngi nii liquide baa ngi nii di dem carrément li ñuy def rek mooy fexe ba ndawal lépp bu ci nekk laal ci assaisonnement yi épices yi mun ci laal léegi nag ñu jël ingrédient bu secret bi nga xam ni mooy tax neem di am benn goût bu distinct bi nga xamante ni moom lay am saa foo ko lekkee rek da ngay xam ni lii la moom mooy nekk huile de sésame bi moom moo nekk nii donc c'est facultatif bu la neexee nga def ko su la neexee nga bañ ko def mais li ma leen di conseiller mooy maanaam huile de sésame bi dafa fort loolu musoon nañ ko togg avant donc yow tuuti rek nga siy def selon li nga bëgg juste rek pour mu xaw si saf tuuti dafa fort boo si defee lu bari rek mu yàq sa togg donc nañ defagum noonu en attendant mélanger ko gis nga mu commencé boo ko siy def nga gis mu génnee xet bu neex boo xamante ni donc mu ngi noonu gis nga xam nga fii ndox amatu fi te bu ngeen di xool aussi sama viande hachée dama choisir woon boo xamante ne bariwul graisse donc moo tax mais sinon su fekkee ni da nga am bu bari graisse jiw bu bari day génn bu boobaa tamit da nga koy xent parce que li ngay bañ mooy nga def sa filling ci biir egg roll wrapper yi mooy maanaam fi ñuy def neem bi mu daal di tooy seen loxo daal gis nga léegi mun naa fay sama gaz bu ñëwaatee ci gaz bi mooy bu ñuy saaf sinon le reste yëpp fële lañ koy defee ci kaw kii bi ci comptoir bi lañuy defee yëpp gis ngeen alhamdulilah fi mu nekk nii amuñu benn kii buñ ci léegi dañuy jël lii daal di koy transvaser def ko ci beneen récipient le temps muy sedd fu yaatu lañ koy def tey moom yi may dal du ma dal maanaam dama koy def fu yaatu nga xam ne du ma fi nekk di risquer yëf yi di tuuroog di bañ a kii gis ngeen ni mu tàngee di ci lay gaawantu dugal ci crevette bi yéenay xool mu ngeen def lu bari wala ngeen def lu tuuti man je pense que damay xaw a wàññi tuuti li ma def voilà donc lii daf koy gën a nooyal kese moo tax ma def ko ci bi muy tàng nii léegi nag li ñuy def mooy dañuy commencer ñam ndawal li commencer def assaisonnement comme mu ngi tàng nii bu ko defee mu mun a gën a dugg ci biir ñu mun a dugg ci biir le temps muy sedd nga xam ne dinañ ci mun a def carotte râpée yeeg yeneen reste ingrédients yi gis nga mun naa ci def léegi desitu sesame oil bi daal di dolli tuuti suñu konoor ku mu neex nga def ko ku mu neex nga bàyyi gis nga daal di dolli ci ñokmaan bi tamit bu mu bari bala muy tooy parce que bëgguñu filling bi tooy léegi nag daal di koy teg à côté def suñu poobar sax fàtte woon naa ko dinaa dolli poobar tuuti pour jox ko goût gis nga mélange bi may def nii daf koy dimbali waale tamit pour mu seddaale rek léegi nag suñ defee li ñuy def mooy le temps muy sedd damay daal di commencer dagg sama kii boo leen xoolee carotte yeeg affaire yooyu ak soble yi dagg naa leen naana menthe bi laa daggagul woon loolu c'est facultatif parce que man damay bëgg mu am fraîcheur su ma koy lekk mu daal di am fraîcheur te fraîcheur boobu li koy indi mooy naana bi ak aussi cilantro bi muy persil bu chinois bi donc ñaar persil chinois bi moom c'est impératif da nga ko ci war a def mais naana bi moom moo ci nekk rajout boo xam ne man selon sama goût la donc ku mu neex nga def ko ci ku mu neex nga daal di koy omettre donc ñu daal di koy commencer fejet le temps lii di sedd ñu boole ci yeneen ingrédients yi bu ko defee ñu commencer nag daal di jël suñu rice papers muy wrapper yi
daal di ko si commencé def donc feuille de neem yi def ko si kii bi si ndox yeeg yi nga xam ni parce que ñaari façon laa yore anyway donc nañ def loolu après ñëwaat ak yéen. gis ngeen fi mu nekk nii sama naanaa yi laay jël dama leen bëgg a fejet su ma neexee mun naa leen teg nii ñoom ñëpp fejet leen mais bu boobaa daf may temps bi day jël temps bu bari li may def mooy dama leen di tegle su ma leen teglee nii daal di leen di lem comme rek ni ñuy waaj a ñëw def neem bi su ma defee noonu daal di xar si digg bi téye daal di commencer fejet ay fejet yu sew ku nekk yow yaay xool naanaa bi nag c'est facultatif ku nekk yaay xool quantité bi nga bëgg su fekkee bëgg nga plus nga def plus su fekkee tu veux moins nga def moins donc même ak seddaay bi nii du si changer dara parce que boo waxee naanaa rek nit ñi dañuy jàpp ni par exemple pour dolli ko si lekk si tàngaay la gën a approprié woo mais en fait booy xool neem bi dañ koy saaf donc dafa nar a tàng léegi loolu dina la dimbali aussi si digestion naana dafa baax si digestion dafay joxe aussi haleine bu fraîche mais aussi dafay booy xool dafay wàññi naka la kii bi amee graisse noonu xawma nu mu huilé wee noonu comme ni neem bi di huilé wee noonu bu boobaa lii daf lay dimbali ba nga mun koo absorber sans façon nga xam ne doo si nekk di ko lekk di mel ni xawma kuy neer la xawma ni ñu koy waxee noonu daal mais yooyu noonu daf la siy dimbali tamit donc mu nekk ay avantages yoo xam ne mu ngi ci biir naanaa donc fi mu nekk nii yëf yi sedd na léegi mun nañu ñëw commencer nag def ingrédients yi muy dem booy xool soble bi dañ ko fejet lu mu gën a sew mu gën a baax léegi nag bu la neexee nga def tuuti soble pour yow fexeel noo xamante ni rek yëf yi du tooy donc mun nga def plus ou moins de soble man benn soble moo nekk nii mais soble bi dafa xaw a dijji quand même léegi peut-être damay commencer def moitié bi après ñu dawal xool su ma mélangé ba xool nu muy mel ñu xool ndax dinaa def lépp wala duma ko def gis nga parce que bu la jàppaleen soble dafay génnee liquide donc bu xawee bëri yenn bëri yi rek lii am mooy boo koy def si neem bi rek si papier bi rek nga gis mu commencé di ko gajafal di ko tooyal te vraiment neem bu tooy moom mooy loolu gis nga man je pense que dina baax ma daal di jël sama oignon vert ma def si oignon vert moom mun nga si def lu la neex parce que du génnee ndox donc loolu mun na atténuer sax mun na kii compenser li nga wàññi woon ci soble bi gis nga oignon vert bi côté yëpp laa dagg partie bu verte bi ak bu weex bi nga xam ne mooy nekk ci bout bi bu la neexee mun nga dolli plus d'oignon vert donc mais man je pense que lii dina baax ma daal di jël voilà carotte râpée c'est facultatif su la neexee nga def ko su la neexee nga bañ ko def man dama koy def déjà couleur bi mais aussi comme ni ngeen ko xamee rek chaque fois li mu nekk légume ma daal di koy def pour toujours rek fu ma mun a dugal légume rek si sama togg dinaa ko fa dugal dinaa fexe ba mu am légume donc gis ngeen donc moom aussi yow yaay xool gis nga déjà mélange bi comme c'est joli ni mel nii dafay rafet ba bëgg a dee te comme ni ñuy wax rek yow da ngay lekk ak sa bët njëkk ba pare avant muy dugg sa gémmiñ donc yow bu yëf yi rafetee rek da ngay sawar mën ko lekk te xale yi xam nga ñoom lépp lu ñu roulé rek dañ koy bëgg donc dinañ lekk seeni légumes te duñ si boole benn wax duñ la indil benn ñol-ñol. voilà léegi ma daal di jël persil bi ma def persil bi jarul ñu koy fejet parce que moom jarul ñu koy fejet parce que moom dafa kii c'est tellement délicat boo ko fejetee dafay indi ay brousse maanaam dafay am tendance di ñuul sa loxo sax automatiquement alors que soo ko defee nii gis nga day commencer lax ci biir kii bi ci biir neem bi ci mélange yi gis nga donc moo tax moom duñ ci def dara fexeel rek dindi xob yeeg affaire yooyu noonu daal di def ci biir donc te dafay rafet aussi ngay gis specs yi nii ci kawam gis nga bu la neexee nga dolli bu la neexee nga wàññi yow yaay xool li la ci neex def nañu nii léegi ñu daal di jël suñu naana bi ñu fejet bi def ci gis nga suñu defee nii daal di commencer ñam avant ñu ciy dolli suñu dernier ingrédient bi ciy dem bi
donc gis nga soo defee nii comme yëf yëpp dugg nañu léegi pratiquement li ngay def mooy sa dernier ñam avant nga siy def sa dernier élément. donc gis nga vermicelle bu chinois bi mu ngi nii gis nga léegi nu mu mel. léegi man li may def mooy même procédure que kii ni ñu def champignon yi dama koy dagg noo xam ni dina neex a xàmp ak aussi nga xam ne di nga ko mën a rouler facilement. moom aussi yow yaay xool lu la neex su fekkee da nga bëgg a def plus nga def su fekkee moins yaay xool rek. donc gis nga bu kiiyee rek da ngay xent ndox bi yépp fexe génnee ba nga xamante ni benn liquide du si topp. gis nga mën nga delluwaat xoolaat encore sa assaisonnement et tout. encore daal di nag def sa fromage râpé après nag teg fii le temps ñuy def lii nag ñu koy bàyyi muy def ay affaire am. ñu def fromage râpé bi dañuy daal di commencer defar sauce bi nga xam ni moom lañ koy booleel donc mu nekk dipping sauce bi après nag ñu daal di commencer ñëw rouler mu le temps ñuy pare parce que sauce boobu rak-tak la le temps ñuy pare rek nga gis ñu commencer rouler affaire yi nag voilà. donc gis ngeen fromage râpé baa ngi nii ku nekk rek yaay xool li nga am man boo xoolee gis nga ñaari façon ñoo fi nekk. parce que dama amoon mozzarella mu jeex ma jël Colby Jack la xaw ma ban moo fi desoon noonu ma def ko aussi yow yaay xool ñaata quantité bi ñaata nga bëgg a def lu bari lu tuuti lépp a ngi dépendre rek si noo ko bëggee. gis nga ñu bari duñ si def fromage man dama siy def fromage donc mi ngi noonu donc desit bi rek mu jeex ñu bàyyi après ñëw commencer defar suñu dipping sauce incha allah. waaw niñ leen ko waxoon sànq rek ñëwaat nañu encore si pour defar kii bi sauce bi nga xam ni moom mooy nekk sauce ñokmaan bi nga xam ni day ànd ak neem bi bon man dama koy def sama version parce que sauce ñokmaan yi d'habitude su bu fekkee feneen la du ma neex noonu ndax ni muy kii bi muy am goût bi muy am moomu dul neex noonu donc man dama koy def ba nga xamante ni ñun dina nekk loo xam ne dina méngoo ko ak ñun li nga xam ne moom la ñu bëgg léegi nag ku mu neex nga dem def lu original li donc man li may def mooy parce que li ngay xool mooy benn boo xoolee gis nga daf ko diluer loolu gis nga ni mu laytee nii man noonu la ma gën a lee parce que booy xool ñaari gis nga nu mu mel booy xool ñaari bii dafa xaw a foncé bi light loolu donc li ñuy def d'habitude fii nag la sama changement ñëwee fii boo yegsee à ce niveau dañ lay wax nga def ci sucre donc quantité bi nga def ci ñokmaan maanaam ci ndox booy xool moom ngay def astaghfirullah quantité bi nga def ci ñokmaan moom ngay def ci suukar donc suukar bi dafa nar a bari man au lieu de suukar je préfère ma jël lem ndax bienfait yi nekk ci lem moo tax may jël lem remplacer ko ak suukar bi donc buñ jëlee lem bi booy xool damay jël benn kuddu cuillère à café donc bugguma mu saf parce que ay mbirum sweet and sour yooyu man doxuma ci neexuma donc tuuti laay jël lii nii li tax ma jël tuuti mooy maanaam dafay atténuer acidité bi nga xamante ni moom moo nekk ci sauce bi donc léegi li ñuy def mooy dañ koy fexe seeyil ci ndox bi gis nga boo ko seeyilee déjà ak lem bi mu daal di lay indil presque couleur comme couleuru ñokmaan bi nu mu meloon fekk yàlla xam na ni du loolu donc lem bee ko def gis nga léegi sauce bi booy xool jeex na li ñuy def mooy dañ siy def léegi quelques ingrédients yi nga xam ne ñooy dem ci biir pour gën ko safal léegi dañuy daal di jël benn citron sama citron yi dañ xaw a doy waar de xaaral ma jéem ko nooyal nii parce que bëgguma woon génnaat fii di dem juste pour jëli ji citron su fekkee amoo doom bi mun nga jël citron kii bi liquide bi donc man am naa liquide bi mais comme doom baa ngi fi daal ma jël ko gis nga donc ma jël benn en attendant naal ko yépp gis nga même bu si kii demee li nekk ci biir nii amul problème daf specs yi dafay nekk si biir noonu ba mu des doom yi daal mais yi weex yi nekk noonu mun na si dem dafay rafetal sauce bi donc benn limon bu ñum laa jël def si léegi nag d'habitude fii mu jeex mais man il faut ma yéegalaat ko tuuti notch encore parce que affaire bi day xaw a lewet mun naa jël lii c'est facultatif damay jël tuuti kaani fejet ko ba mu sew def ko si biir li muy def mooy day tax affaire bi xetu kaani bi dugg si biir
sauce bi mais aussi dindi waale tuuti xeetu ñokmaan bi ni muy def donc da koy parfumer booy xool. ñu def léegi nag su tombee mu nekk kaani bu saf sàpp mu daal di si saf su fekkee ni saful mun nga dolliwaat encore man ko wóoruma xaaral gis nga ma ñamaat encore pour xool bismillah gis ngeen defuñu si xorom wala ay poobar ak ay yu ma xamul yooyu noonu parce que lii saf na xorom ba kii ba pare saf na xorom ba pare ndax fish sauce ñokmaan dafa saf xorom donc léegi nag ndox yeeg affaire yooyu dafay wàññi safaayu wexaayu kii bi xorom bi si boppam bi si nekk naturellement. boo amee sa laaj nga jël sa laaj fejet ko ba mu sew dugal ko si biir man laaj bi ma am dafa xaw a am poobar tuuti. gis nga comme ni may dëbbee laaj yeeg poobar yi tey def naa ko mi ngi nii tey soxla woon naa bu amul poobar mais awma beneen choix mun naa ko si def ou bien à défaut de lii mun nga jël poobar laaj en poudre bi nga def ko tamit soo bëggee mais bon c'est pas grave voilà gis nga c'est pas méchant kii na si mais du loo xam ne dafay alarmant gis nga ba léegi mu ngi si donc léegi ma daal di jël tuuti oignon vert ma dindi si tuuti def ko si juste pour rafetal ko la xam nga mu am tuuti caractère tamit sauce bi am tuuti caractère gis nga booy xool ma jël tamit tuuti si soble bi nga xam ni dañ ko fejetoon bi ñu desaloon bi ma jël si tuuti rek donc def ci biir lii yëpp dafay tax sauce bi am goût neex ba bëgg a dee voilà gis ngeen léegi ma daal di jël tuuti si carotte bi ñu râpé woon bi daal di ko si sànni gis nga ma am samay variété couleur ba dee léegi nag lii dañ koy daal di jël dem teg ko lii nag plus muy toog affaire yi di si gën a infusé muy gën a dugg ci biir sauce bi bu ko defee affaire yi nga xam ne dipping sauce bi day mun a neex donc dañuy daal di jël lii sauce su ñokmaan bi nga xam ne mooy ànd ak egg roll bi muy neem yi daal di koy jël dem teg ko ba nga xamante ni léegi saaf nañu ba nga xam ni yàq rek moo siy des ñu daal di koy indiwaat dañ koy bàyyi foofu muy kii mariné wu foofu yëf yi di si infusé di dugg yiñ si def nii yëpp bu si nekk di dugg si biir comme ça dipping sauce bi du nekk loo xam ne dafa ñëw rek blend dafay ñëw rek am goût neex bay bëgg a dee donc ñu def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah. léegi nag li ñu waxoon mooy ñëw staru mbir mi mooy yegg si donc gis ngeen dama am ñaari façon papier de riz muy maanaam kii bi nga xamante ni feuille bi nga xam ne moom la ñuy defee si biir la ñuy dugal neem la ñuy defaree neem bi benn bi mu ngi nekk bi nga xam ne rek moom la ñuy am fépp foo dem mu ngi fa donc beneen bi moo nekk feuille de brique donc defaroon nañ si benn bi nga xamante ni moom la ñu defaree woon kii yi moom la ñu laxasee woon crevettes yu mag yooyu noonu gambas yi pour defaroon gambas yu nekk en croquettes yi donc même feuille boobu dama koy utiliser moom laay gën a utiliser pour defar neem léegi donc lii nii dama koy def pour ñi nga xamante ni bii moo leen tenté li tax papier de riz bi dootuma ko sawar utiliser ci léegi c'est parce que su fekkee ni da ngaa defar affaire neem yi da nga koy bëgg a lekk aussitôt sinon soo ko bàyyee lu yàgg dafay am tendance di nooy di xaw a gajaf alors que bu fekkee beneen bële feuille de brique yi la boobu mun na toog toute une journée sans pour autant mu changer benn yoon ni mu croustillant we wala quoi que ce soit. donc li ñuy def mooy dañ koy bàyyi ci biir parce que boo ko génnee à l'air libre li muy def mooy bu ko ngelaw bi laalee gis nga sànq dafa tàppoon mais su ko ngelaw di laal rek nga gis mu commencé di junki nii ci benn côté bi di góndale dina def noonu ba dem ci côté yépp donc moom li tax ma lal torchon bi su fekkee yoroo torchon mun nga jël sopalin mu nekk paper towel par exemple c'est juste pour absorber liquide bi ñu ciy def parce que boo ci biir kii bi nga koy def ci biir ndox nga koy dugal comme ça mu mun a nooy nga mun ko manipuler quoi étape par étape rek ndox ngay jël rek ndox normal man dama jël ndox bu cedd tuuti ma def ci gis nga su ma defee nii daal di instant bi su ma ko génnee woon dinaa ko mun a lem ma génnee ko teg fii parce que boo ko bàyyee lu yàgg dafay commencer di daggate ci biir ndox bi léegi li ngay def mooy da ngay gaawantu quand même nga daal di jël yow yaay xool naka nga bëgg say neem doy man bëgguma neem yu dijji yooyu noonu donc dañuy jël tuuti def ko ci kii bi coin bi nii daal di jël
commencer lem bu ma lemee nii daal di jël les rebords tëj jël beneen rebord bi tëj ma mel ni comme kuy defar rek maanaam burrito wala quelque chose si affaire yooyu ñuy rouler gis nga soo defee nii nga daal di koy jël teg ci sa récipient léegi en attendant fekk jëloon nga soit torchon wala sopalin boo xam ne gis nga dama ko def ci ndox daal di dindi ndox bi yépp donc ba nga xam ni dafay xaw a guus noonu léegi ma daal di koy jël teg ko ci kawam lii c'est juste pour protéger feuille bi parce que comme ni ñu waxoon sànq rek bu wowaatee day commencer di damm encore donc ñu defaat même processus bi gis nga damay commencer côté bi génne dem beneen côté bi daal di koy bàyyi gis nga am na tuuti bu damm mais c'est pas grave mun nañ ko bàyyi noonu gis nga koo xamante ni nag étape bi daf la nar a sonal nga jël récipient bu mag boo xam ni feuille bi ci boppam dina ci xaj gis nga ma retourner ko def nii da ngay patienter rek tuuti gis nga instant bi dina mun a lemu donc ma jël fexe ba tàllal ko ci kaw torchon bi ñu commencé waat defaat même processus gis nga ñu jëlaat lem takkin côté yi gis nga commencé waat rouler da ngay jéem a fexe nag mu serré parce que su serréwul day def sa neem da nga koy dugal ci cin bi rek mu ubbeeku gis ngeen donc ñu continuer yeggali def yooyu def restant neem yi après ñëwaat ak yéen léegi ñu ñëw ci deuxième bi ma wan leen beneen bi gis ngeen feuille de brique bi mi ngi nii moom comme d'habitude da nga koy jël booy xool lii moo ci gën a metti moom doo ko dugal ci ndox ni rien li ngay def mooy da ngay séparer feuilles yi benn par benn quand même donc soo defee nii nga séparer leen nii boo ko séparer rek après di nga mun a dem entamer sa liggéey gis nga moom defaram dafay daal di gaaw li ngay def mooy gis nga dama ko jël def ko mu nekk comme juste pour angle bi noonu dama gën a juboo ma daal di jël neem bi même chose rek yow yaay xool quantité bi nga bëgg ak ni nga bëgg neem bi doy su fekkee da nga bëgg mu dijj bu ndaw wala mu nekk juste comme genre appetizer hors d'œuvre yooyu la donc gis nga ma daal di jël benn côté bi daal di rouler gis nga avant ma koy commencer takkin ma rabattre rebord yi nii dugal ko commencer waat rouler gis nga ba mu mel ni enveloppe gis ngeen ma daal di jël gis nga nen bi dama ko bati woon bu ngeen xoolee ci beneen bi dama defoon soit farine wala nga jël cornstarch muy maïzena nga daal di koy def ci ndox def ko sous forme de pâte mais bii comme neem la dama bëgg je veux me rassurer que ni du ubbeeku wala du def lenn du ma indil benn affaire benn problème suñ koy saaf gis nga ma dem tëj gis nga make sure ni tëju na côté bi nga xam ni foofu la nen bi nekk noonu laa koy tegee gis nga ma daal di jël teg ko moom tamit daal di koy muur donc ñu defaat encore beneen gis nga ñu njëkkanteeg moom ma daal di teg nii aywa bismillah gis nga boo koy rouler ko ba mu tight da ngay nettoyer au fur et à mesure ngay dem nag gis ngeen bii moo gën a gaaw fuuf sax léegi lii fi mu nekk nii li ñuy def mooy dañuy continuer rouler après ñu daal di ànd ak yéen saaf yëf yi daal di koy commencer assembler ak yooyu noonu incha allah. waa gis ngeen fi mu nekk nii commencer nañ saaf ñu ngi commencer ak papier de riz bi muy rice paper bi nga xamante ni moom la ñuy kiiyee moom la ñuy defee neem bi donc diw la ñuy def rek comme ni ñuy saafee mais li ngeen gis nii nag mooy kii la naana menthe laa dugal ci biir diw bi raison pour laquelle ma def ko dama bëgg mu jox diw bi xet bu neex mais aussi nga xam ni lakk bi saaf bi du xeeñ ci biir kër gi donc ni ñuy def mooy dañ koy bàyyi nii rek muy def ndànk-ndànk ñu fexe ba duñu def cin bi ba mu fees dell parce que dañuy am tendance di kolente malgré li ma def nii yëpp am na ci yenn yu xaw a jàppante nii mais duma ko jéem a séparer damay bàyyi ba mu saafu ba pare gis nga dañuy def mooy dañuy commencer ëlbati bien que kii submergé na yëpp ci biir mais nañu def rek nga xam ni côté yëpp dina mën a doore gis nga li ma leen wax sànq buñ defee nii daal di koy tourner bàyyi ko parce que soo ko jéemee forcer rek liy am mooy dafay xar te bu xaree li nekk ci biir léppay génn ci biti gis ngeen comme process bi dafa gaaw li ñuy def mooy dañuy préparer lépp maanaam li ñuy fi ñuy seppeek yëpp dañ koy préparer teg
nga xam ne bu seppi jotee rek du ñu def lu dul génnee ko. au fait ñu wanaale leen gis ngeen yëf yi nu mu mel mi ngi nii yi nga xam ni moom laay saaf léegi nii lay mel. gis ngeen côté bi nga xam ni moom la ñu tëjoon foofu moom la ñuy njëkk a def mooy féete suuf parce que su féetee kaw rek chance pour mu ubbeeku mooy ëpp. bu ñu paree batch bi ñu daal di dugal beneen bi nga xamante ni moom la ñu defee woon ak feuille de brique yi comme ça vous aurez une idée si nu muy mel. voilà ñu commencé yi nga xam ni feuille de brique la amee woon gis nga. gis ngeen bii moom boo xoolee moom mooy ëpp sax li ma def si biir parce que couriruma danger wu mu ñu kolente donc doore rek laay xaar fi mu nekk nii. gis nga ku mu neex à ce niveau bu melee nii nga génnee ko bëgg naa mu am tuuti couleur encore moo tax. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ko gisandoo seen émission bernde bi nga xam ne tey nag ñu ngi demoon ba Asie doon defal li ñuy wax neem maanaam egg roll. ñu defal leen ñaari version bi nga xamante ni moom mooy bi nga xam ni dañ ko defee ak feuille de brique mu nekk ni ak bi nga xam ni moom la ñu tàmm di defee ak rice paper muy riz de papier bi moo nekk nii. donc moom lañ leen indiloon tey nga xamante ni liy dem ci biir maanaam ndawal li dañ ko xaw a sauté ba mu ñor si kii bi avant ñuy mélanger yeneen si kaw gaz bi avant ñuy mélanger yeneen ingrédients yi nga xam ni mooy dem si biir. ñu daal di si woon def maanaam li ñuy wax dried mushroom muy kii champignon bu wow daal di si def aussi crevette bu wow à la place de bu tooy def si aussi li ñuy wax fromage mi nga xamante ni woon yooyu yëpp dafa nekkoon maanaam fromage bi ak crevette bu wow bi c'était facultatif bu la neexee nga def ko sinon nga def comme niñ ko waxee rek si biir émission bi nga def si crevette bu tooy ça dépend parce que crevette dafa am ñu bari ñu ko allergique moo tax ma choisiroon bu wow bi man y compris donc mooy loolu donc ñu def loolu daal di koy booleel bu ngeen xoolee accompagnement bi mu ngi nekkoon ñu ngi si def salade boo xam ne genre Cobb salad mu nekk comme li ñuy wax salade composée ñu def si ku nekk yow yaay xool li nga am man di laa fi amoon mu nekk carotte râpée am concombre bu ñu dagg ak aussi tomate fraîche bu ñu dagg am aussi des radis muy radishes ñu jël ko daggate ko am avocat ak olive noire def ko si daal di koy garnir ak tuuti persil bi ñu toggee woon li desoon li laa si def gis ngeen dressing baa ngi nii muy li nga xamante ni mooy vinaigrette bi nga xam ni mooy dem ci salade bi d'habitude damay defar vinaigrette bu xaw a bëri def ko ci kër gi nga xam ni dina ma jëlal une semaine donc une fois par semaine laay defar vinaigrette def ko ci frigidaire bi nga xam ni saa yu ma soxlaa rek dama koy génnee su ma bëggee changer mun naa ci yokk leneen donc vinaigrette bu classique rek laay defar mu nekk moutarde huile d'olive ak tuuti poobar tuuti laaj kaani ak aussi vinaigre ak tuuti citron ma mélanger leen ak tuuti miel juste pour wàññi ni muy safee ni muy froxee noonu pour wàññi ko ñu am aussi mayonnaise boo xam ni c'est fait maison donc loolu aussi dinañ ko xam naa du ñàkk ñu indiwaat ko ci émission yi pour defar ko donc li nga xamante ni sauce ñokmaan bi nga xam ni moom mooy ànd ak egg roll bi muy neem bi mi ngi nii gis ngeen ko ñu defoon benn partie fish sauce muy ñokmaan bi ak 5 parties ndox ak aussi citron defaale ci kaani ay oignon vert ak tuuti carotte râpée bi ñu amee woon def ci aussi defuñu ci xorom ni rien parce que kii bi dafa saf xorom donc daal seen émission mi ngi noonu donc tey dañoo demoon ba Asie te xam naa ni fa la ñuy waaj a des ndax madame Chinese food moom mooy ñëw tey nag togg bi dama ko jagleel waa Denver plus particulièrement soxna Nafi mi nga xam ne moom ma laajoon naa ko toggal neem donc soxna Nafi ak soxna May donc yéen a moom tey ji ak Baye Sëñ Saliou ak aussi soxna Yacine yéen a moom tey ji neem bi yéen leen ko jox di leen di wax ni j'espère que dina facile à suivre et aussi bu ngeen ko essayer dina leen neex donc yéen daal lañ may tey émission bi tey moom ñu ngi leen koy jox mère duma la sumbi tey moom garaawul amul problème tey moom sant bi moom garaawul amul problème boo buggee sax ma ñëw sant
li nga sant noonu sant bu neex boobu nga sant tey damay d'accord rek soxna May ne la sa sant neex na daal donc yéen daal yéen a moom émission bi di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah قدرم قلبي